jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci Sokone TV waaye itam mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp en live tey jii nii nag ñu am benn responsable politique bu mag ci département bu Foundiougne région de Fatick commune bu Karang Poste mu bokk nag ci grand parti ñu tuddee ko Ibrahima Sané le département de Foundiougne xam ko bu baax a baax ci wàllu politique waaye ci wàllu social guddeeg bëccëg muy ànd ak askan wi tey jii nii seen émission carte sur table Makayre Ndiaye di koy animé ñu ñëwoon seet si ko monsieur Ibrahima Sané ñu bàyyi la nga nuyonteeg ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan si Sokone TV mais en live actuellement fépp foo mun a nekk si monde bi rek yaa ngi ñuy suivre. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh mbokku Sénégal mbokku région Fatick mbokku département Foundiougne mbokku commune Karang ku nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di lay jox sa wàccuwaay ku ne. di ñaanal nit ñëpp interview bi ku nekk mu fekk ko ci jàmm ñu commencé ko ci jàmm jeex ko ci jàmm di nuyu ñëpp surtout particulièrement sama commune Karang man Ibrahima Sané responsable politique grand parti bu commune bu Karang maa ngi lay nuyu di leen ziar di fas yéene yéen jàkkaarloo ci émission d' accord monsieur Sané bu ñu bëggoon a xam monsieur Sané rek ci tënk moom mooy kan parcours am ci wàllu scolaire ak politique. tey jii nii ñi ngay xam ne ñu ngi lay seetaan ñu mun a xam dëgg-dëgg kii ñuy waxtaanal moom mooy kam. waaw man maay Ibrahima Sané juddu Karang 31 décembre 1972 à Karang ma démarré sama étude primaire à Kaolack dem Kër Samba Gueye jóge ko foofu dem CM Makoudou Ndiaye jóge foofu ñëw lycée Valdiodio boo fa jógee nag laa ñëw Port ñëw Dakar. ñaa def ma dugg port di liggéey port avec les Espagnols sur le plan pêche bi canne bi loolu mooy sama jaar-jaar man na politique moom mosuma ko bëgg waaye nag sa gox moom mun loo ko développé te dugaloo si politique waaw suñu politique nag politique sociale la politique dëgg politique dimbali doomi aadama yi di jéem a xool naka la ñuy développé suñu gox bi particulièrement Karang ak département Foundiougne moom moo ñu ñor. D'accord. Est-ce que mën nañoo xam soit grand parti le fait que nga ñëw rek toog grand parti rek mu jaral la lu nekk ngay def sa alal di accompagner les jeunes pourquoi pas nga seeti parti au pouvoir wala yeneen parti yi. waaw man nag dama am loo xam ne dama ko gëm suma àdduna man du maanaam du xaalis moom mu yóbbu si parti ma la waxee tey grand parti bu si njëkkati beneen dërëm jox ma ko doo ko gëm. mais lépp lu may liggéeyal rek dama koy liggéeyal nag grand parti la parce que doomu aadama boo nekkee si kër nga nekk si gaal booy jëw da ngay jëw mu rafet loolu moo tax man mënuma dem si au pouvoir parce que ma idéologie seen idéologie bokkul boo xoolee gàkku lu ma yóbbu si ma soo meen xaat moom koy bon après na man gis sama bopp si biir parce que sur le plan social ak dëggu loolu moo tax ma dugg si grand parti man mënuma dem pouvoir mënuma dem parce que dëkk na bu amul opposition na dëkk boobu mënul avancer comme commune Karang na ñëpp mënuñ doon au pouvoir donc il faut nga am un opposant nag du opposé rek pour opposer mais teg lu leer yaakaar naa bu dem biir Karang nga xam ne lu leer laa fay teg. d' accord bala ñuy yegg biir Karang dañuy resté ba léegi si grand parti dañoo bëgg a xam ndax yow programme moo la tax a dem grand parti wala Malick Gakou si boppam moo la tax a dem grand parti. mais programme ak Malick Gakou parce que programme moom day leader day niroog programme am. leader ak programme am mooy amul différence. nit ku ne lu ngay woote noonu ngay mel donc programme am ak caractère am ak Malick Gakou moo tax ma dem. pourtant mën nga signaler gauche jàdd droite. bon non su ma jàddee droite rek dafa fekk dama war a jàdd droite man dara ñoruma Sénégal lu dëgg dara ñoruma lu dëgg man grand parti bu ma nekk nit ñi maanaam xam nañ ko Ibrahima Sané man du ma signaler gauche jàdd droite aw ma signal sax waaw aw ma signal sax. d'accord. alors mbokk yi ñuy seetaan en live ak ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci Sokone TV kii ñu jàkkaarloo nag Ibrahima Sané la tudd nekk parti boobu ñuy wooyee grand parti bu Malick Gakou waaye itam bokk ci commune bu Karang Poste ñu ñëw rek ci département bi est-ce que mun nga ñëw wax parti bi nan la fay doxee ndax li ngeen bëgg dëgg am ngeen ko foofu ci département bu Foundiougne. waaw des na ci département xam nga li ñu wax xam nga boo xoolee. département bi li nga wax signalé gauche jàdd droite dafa bëri biir département Foundiougne da nga am si seen parti non si nit yi parti bi nag ñu ngi raam ndànk-ndànk
ñu ngi naan nag xam nga dama la opposé ak pouvoir dafa xaw a métti parce que moyens yi ñoo bokkul te ñun xam nga ñu demewuñu ay moyens ñun dañu dem ak idéologie te loolu idéologie nag dafa nekk lu liggéey bu métti ci biir département parce que tey da ngay xëy rek ñu ñëw indi la dara rek nga ne dem nga loolu moo fees biir département Foundiougne bi waaye sant yàlla rek ñu avec la nouvelle génération xam naa moom da ngay fexe ba renverser tendance waaw loolu daal mooy wax bi daal. d'accord tey grand parti am ngeen confiance bu baax a baax si département bu Foundiougne si yenn communes yi. waaw comme nii rek ñun liggéey fourmier la ñuy def waaw ñun ay liggéey max la ñuy def moom da ngay xëy rek ñu mu tabax bon ñu ngi dem daal li ma la wax si département Foundiougne opposition bi dafa métti trop parce que tey département bi ak village yi Saloum dafa am loo xam ne comportement yoo xam ne dafa xaw a c'est des comportements à déplorer danañoo toog ak nit ki nga ne ko ni mën a ma yow rek laa àndal wala yow rek laa def nga wane gannaaw gars yi jaar fa seen saako ceeb ak seen i xaalis ngay xëy rek nga gis ko mu dem yoonam waaw loolu nag du terewul nag ñu découragé waaw loolu moo tax nag man sama liggéey base bi la mooy au niveau de Karang laay liggéey yéeg fu ñu nag dama fa dugg pour nit ñi xam ma parce que ku bëggul département bi nag da ngay bëgg ñëpp loolu moo tax sama yëngu-yëngu ba si département ñëpp xam nañ ma waaw ku wax rek na yàlla rek a tax te mun naa défier kii kaw responsable politique bu mën a doon département Foundiougne man li ma liggéey département Foundiougne amul benn si plan social amul benn leader bu ko def nga nekk pouvoir nga nekk opposition waaw amul benn au niveau de la jeunesse au niveau de tout le monde man tey bu ma taxawal ñu ne ma diw am na ay gratte-ciel c'est au niveau de plan social bi la te loolu moo ci défi kii ko te yoruma benn doomu tànk waaw man nag société civile la damay léegi man je suis li ko waxee ci privé bi laa nekk waaw li may yor nag li may fay ko li may faratu la laay c'est doomi aadama yi yàlla nag barkeel ko nag wax dëgg ko dëgg ne yàlla. waaw mais est-ce que nekkul ne da nga def erreur le fait que nga bokk commune bu Karang mais yow nga ñëw département bi ku xewle wàllu social fépp ngay dem est-ce que nga foog ne yemoon Karang gënutoo si yow. waaw Karang maa ngi fay def li ma war a def xam nga maanaam bu fekkee da nga dugg si politique dafa war a yaatu politique dafa war a yaatu parce que tey il faut nga dugg ne suba lu ñuy war a def si département dañu si war a bàyyi xel parce que su ma yemoon si Karang rek kenn xamuma département Foundiougne tey bu may yeewoon tey ma ñëw fu ma nekk si département fu ma dem toog waxee nga xam ne kii mooy Ibrahima Sané te mënoo wax lu ñaaw du lu erreur de politique da ngay yaatal parce que tey am na ñu nekk département Foundiougne ñoo xam ne ñu dëkk Karang te ñooñu dañuy bëgg xaalis boo ànd ak ñoom ñu bëgg seen mbokk xam ne yooyu la ñu àndal donc il faut nga élargir surtout man je suis partisan de la jeunesse j'aime le sport man jeunesse beeg gàmmu yeeg yëpp man loolu laay dund daal man lu askan bi bëgg daal loo xam ne neex na yàlla man nga maas loo xam ne neexul yàlla ne man am na mas. d'accord alors Ibrahima Sané dafa am ñaari nit ñoo xam ne ñu sësoon si yow la ñaari nit ñoo xam ne fu ñu la gisoon gis leen si wàllu politique ki ñuy njëkkee mooy le maire Badara Diom keneen ki moom moo nekk Baba Fall bu Kër Sambare ñaar ñooñu ñëpp tey wan nañ la gannaaw jox loxo ñeneen noo dundee mbir mi. sant yàlla rek di dellu sant yàlla xam nga yàgg na ñoom dem nañ mais kenn wax ma man dem naa mais question boobu noonu ñoom ñu ko waroon mais li ma ko dundee dama koy dund avec philosophie parce que boo xoolee Badara Diom suma rakk la suma xarit la sama am di jàmm la tey dëgg la dugg naa grand parti mais bokk na si ñu ma gën a poussé ñu dugg grand parti parce que comme moom opposant la woon man ma nekk opposant di doon doxal sama kii mbiri bopp léegi moo ko nag xam il faut ñu wéeru ñu liggéey comme moom kese moo fi nekk ñu jàppale ko ñu dem ba si biir xam na am na benn vision te man nangul ko parce que tooguñu waxtaan. toogu leen yéen ñaar waxtaan. wax dëgg fa dëgg neex yàlla toog naa rek ba dégg na dem na waaw ba dégg rek dem na tooguñu waxtaan parce que boo déggee waxtaan tamit yëgaluma dafa ma yëgal mais tàgguwuma te tey nu ma ñëwoon ak moom toog ak moom ñu dugg si grand parti moom ak ambition bu mën a amee waroon nañ si toog mais dama toog dama xam ne nag man mag laa nag damay politique xam na mais nag moom dugal na ma woon biir grand parti mais loolu taxul ma génn biir farata grand parti su ma fay génn sama mbiri bopp laay génne sama bopp moom loolu dérangé moom tey ku nekk sa ambition la ak sa gis-gis ak tamit contexte bu tax nga dem. mais est-ce que nga foog ne mënoo woon a ànd ak moom ndax moom maire la en plus tey parti au pouvoir la jëm te bokk na si ñi la convaincre ba nga dugg grand parti. est-ce que moom ñëw na tàggu ma est-ce que ñëw na ma yëgal ma ne li nga waxee tàggu ma ne dafay dem est-ce que tegal na ma benn projet bu ko tax du tax mu rejoindre man du ma xaar boo xam ne da ngay yeew dugal yeew génne te kilifa laa nag waaw
moom moo jiitu moom ma jiitoon si grand parti mais ëpp ma doole si biir grand parti bi parce que man dama liggéeyal grand parti tey joor ji ku xam grand parti man bokk naa si ñu yëkkati grand parti ñoom nag moom lay sabab kon nag moom fekkoon ne man mënu ma ànd ak moom dem si pouvoir parce que balaa ngay ànd ak nit mu waxtaan ak yow avec tout le respect moo ko jox nag waxtaan lu normal te man xaw ma tax mu dem foofu quelque objectif am lan la man dama ñëw di ko doole rek muy dem di ko doole mais rek mën a xam bon man dafa am ñu nekk sama gannaaw daal. mais loolu moom demam nag yàq na lu bëri si seen politique boo seetloon fu ngeen doon dem yéen a doon ànd te yéen a doon yëngal département bi bu baax a baax tey jii nii gis nañ ne seen politique ba grand parti ni mu doon yëngoo yëngatatul ko. est-ce que nekkul Badara Diom moo yoroon xorom bi. déedéet yow bu ma duggee grand parti nga gis Badara Diom si département bi yow kay ñoom maa tax yow mi woon Badara Diom man maa tax mu loolu bu dee ba kaara ma duggee bu ko xamee man maa tax dégg nga man dugg naa si ili man dama xam ili avant moom dama am yenn ili ba avant moom ma koy xam parce que dama ne ma depuis 2012 laa di ko présenté wu législative avec les Talla coalition ñoom Talla si la donc man wër na département bi avant ma koy xam non xorom bi moom mbiru xorom bi ñu ñëpp ñoo ko moom. xorom bi moom ñu ñëpp ñoo ko moom parce que man yàqulu ma dara parce que au contraire dama gën a am ay sympathie parce que am na ñoo xam ne nag meroon nañ man parce que fekkoon ne daf ma doon métti kon heure bii dama koy topp wala ma bàyyi politique mais moom dafay liggéey yóbbu jël naa man may liggéey yóbbu kaara nit ñi ak département bi man na sama objectif mooy mën a développement du département xooluma li teel a sama poste wala ñu gën a gaw ma yooyu. d'accord ñu ñëw si beneen cas muy Baba Fall ñu bëri bi mu ne bëreet dem jaaxle woon nañ bu baax a baax sa digganteeg moom nekkoon diggante bu sori tey jii nii mu ñu gisoon ne yaa ngi ko doon jàppale si lu bëri dem na sax ba loo xam ne ay ati at jéemoon nañ ko foofu si Sambare mos sa am nga defal leen pour la première fois organiser leen benn tournoi boo xam ne trophée ba ñëpp a gis mayo ya nga fa teg ak trophée bi xaalis beeg loolu yëpp tey jii nii Baba ne la bàyyi na grand parti ndax nag sentirul boppam ci li mu wax sentirul boppam bu baax a baax si grand parti léegi dem jox loxo Modou Diagne Fada bi nga déggee nouvelle bi wala Baba moom tàggu na la est-ce que mën nga see ñëw ak ñun si film Baba moom cinéma la Baba moom cinéma la quoi. Ah bon? waaw moom cinéma la te xam fu muy taxaw xam nga wax bu bëree rek am accident te Baba xamul fu muy teg tànkam te wax dafa jafe parce que Baba bu dee grand parti jox ko gëdd moom mooy kan biir grand parti moom grand parti ban gëdd moom man maa ko indi grand parti te yaakaar naa ku toog Samba rek xam na ne tey ku wax Baba Ibrahima sax dafa ko jox Baba kon ban gëdd la ne xam nga lu gën a garaaw si suñuy zone mooy yaakaar ne boo demee si kii da ngay jox xaalis bu bëri comme kenn représenté wul Fada foofu bu représenté xëy na foo na campagne bu ñëwee xëy na ñu jox ko yow bu la leer yow mi Mbacké yow xam nga yow doomi zone nga xam nga ne Baba mënut a mobiliser même pas 5 personnes. ah de Baba kay nee na moom commune bi kenn mënu koo. waaw léegi na samp ndëndam man moom li ma doon def biir kër Sambare c'est pas pour Baba c'est pour la jeunesse de la zone maa ngi doon def kër Moussuna booy def ci xaw ma la ngeen mélange xaw ma lan na mujj te man maa la ne kaay ma ko organisé ñun ñu ko organisé man la ma fay joxe si xaalis sax du ma ko jox xaalis noonu xëy na sama yaram léegi bu ñëw mu ne xale góor yi dañoo bëgg fa man dafa ko bi 2 éditions def naa ko fa 2 éditions def naa ko fa te yaakaar naa tey moom nañ la ndax Fada dina ko tegal tournoi jeunesse Sambare nag bu ñu bëggee def seen tournoi toujours nag suñu amee interlocuteur amul problème man premièrement damay joxe exemple pour suba ku nekk foo nekk nga mën a xam ni ngay développé sa zone développement jeune la jeunesse bi nga regroupé les vacances bu ñu dem naa ni Sangara bu ñu def ni fukki day autour de ballon rond seen premier objectif mooy naka la ñuy gagné balaa ñuy yeewu école tijji nañu dem jàngi loolu mooy objectif bi mais c'est pas la personne de Baba parce que Alita il est du grand parti il est du grand parti parce que mais deful kat Sambare moo tax joxuma ko mais mun naa ko si Alita comme mun naa ko jox suma goro bien dur comme mun na Ibrahima Ndiaye mu foofu ñeneen nit ñu foofu waaw Nioro Assane Ndiafe j'ai des relations avec des gens de Ndiafe ay jàmm ngeen ay yooyu nag ñooñu comité boobu nag bu ñu taxawee ma tagal leen mais Baba moom xamul fu muy teg tànkam daal parce que sori naa maanaam moom parce que tuddee na sama jabar doom tuddee na suma yaay doom kon am na xam ne dafa sori
te yaakaar naa góor nag booy def dara da nga war a toog ak ki nga ko seqal. kon toogut ak moom toogut ak yow. musul toog ak man musuma woo téléphone yow sa biir kii ba ngeen envoyé laa lii gis ko ma woo la nga expliqué ma j'ai pris note après woo naa ko mu xam ne li ma ko wax wane ngay laajte da ngeen xam li ma ko wax confiance moom c'est fini c'est pas la peine sax ñu retourné waa di ñu war grand place ñun soxlañu ko parce que ñun ko ay góor lañ soxlañu ay jàmm ay góor parce que doomi aadama bu dee démb bu dee benn fan parce que loolu yàgg na ko quoi boo jëlee cas de santé Dantaxoun c'est la même chose ay chef de village bi ñëpp nit ñi moom ñu doo comprendre dañoo xam ne doo kii dañu ñëw nañ lekk alalam man nañ may yokk parce que man li ma léegi ne lekk ko yàlla may la tiyaabo te politique boobu moo nekk dans le département je suis désolé mais am nañ chantier bi ñu liggéey pour laver tête bi comme à l'actuel jeunesse bi ñu ngi dugg si politique bi baax na donc vraiment sant yàlla daal. d'accord monsieur Sané géej nañ laa dégg nga yëngatu si département bi ñu bëri sax dem nañ ba ne dafa bàyyi politique ak déception yi nii nga am say nit yoo xam ne dafa am foo leen tegoon ñu sësoon si yow ñenn si ñoom rocceeku ñu géej laa dégg te politique nag yëngu def si am solo ñu déggoon ne da nga bàyyi politique loo ñuy wax tey si Sokone TV. waaw xam nga maanaam ni ku génne di tour dara du wax jàmm te yaakaar naa doomu adama bala nga joxe confirmation gratuite da nga war a toog ak borom wax ma man yabuma samay militant juróom-ñaari yoon man may bàyyi politique te woo ma ne dajale leen ne damay bàyyi politique te du man moom moo suma bopp su ma demee ba bëgg a bàyyi politique damay toog ak assemblée bi ñu toog ñu waxtaan ñu xool seen décision lan la lii laa bëgg est-ce que loolu bu may ngeen ko may ñu ma ko may damay ko su ma koy mais man boo ma yàggee boo ma gëjee gis defar man j'étais malade man vraiment 8 mois yoo xam ne dama tëdd daa may kilifa du wax yooyu. kilifa du wax yooyu loolu la mais teewul nag maa ngi tëdd nag mais je communique avec tout le monde waaw politique bi du question yëngu mais il faut nga changer stratégie tamit xam nga tu peux pas prendre tout ton temps à faire la politique di wax rek di dem di wax rek mais da ngay bu yàggee da ngay sotti boo toggee ceebu jën da ngay xam juróomi fan nga toggal benn ceebu jën mais fekk na bés bi da nga togg ceeb bu yàggee yow day sànni bu yàggee day sànni mais nag ñoo xam ne maa ngi wax ak ñoom ne cas boobu nag dafa dal nit 40 ans. am na des gosses la nouvelle génération ñi ñëw ko yoo xam ne dañu ne Ibrahima Sané bàyyi na politique man la bàyyi affaire yi ñu ne Ibrahima Sané ñu ne moom ñoo ànd mais ba ma demee 49 jours boobu noonu lépp leer na sant yàlla bu baax a baax a baax waaw ma ne boo paree rek bàyyi politique danaa ooyee meeting bu rëy biir Karak nee na damay bàyyi politique mais du nit ñi ñooy joxe affirmation te ñu lay wax ne ñoo bàyyi politique ñoo ma liggéey mooy ñoom boo demee ba Foundiougne boo toogee sëñ Aliou nga ne ko da ngaa bàyyi politique Ibrahima Sané da ngaa bàyyi politique ne wax lu leer soo demee ba Karak nga ne waa Karak dañu wax lu leer waaw amul kenn ko xam ne toog naa moom la bàyyi naa politique waaw. d'accord monsieur Sané dañuy ñëw si li nga xam ne moom mooy surtout Karang da nga samp sa ndënd soxla commune bu Karang te tey jii nii nag maire ba fa nekk muy Diogine Gomis ak équipe am ndax la nga bëggoon si Karang ñoom liggéey nañ ko fi ñu toll nii ci wàllu ndox si wàllu courant ak li askan wi yitte woon bu baax a baax. mais maanaam tey man mun naa leen défier man sur le plan li ma def biir Karang ci doomi askan bi ma dugal ci askan bi ñaari mandat maire yëpp buñ ko dajalee jotuñu. mais monsieur Sané li ngay wax nii garaaw na de. non je confie je précise et je signe xam nga maanaam boo jëlee courant bi Puma moo fa jaar c'est pas la mairie boo jëlee forage bi benn comité chinois moo ko def te Karang bu demee am problème ndox Karang boo demee fa léegi poto yëpp a ngi daanu te ñu ngi teg waa Karang ba dañuy jox courant ñu ngi tegal poto yi foofu noonu mais courant bi ak ko boobu ñu toog ba tey ba temps yële ñu ñëw affaire mbalit bi nawet bi ñi ne dañuy buub ay mbalit di buub ay mbalit di yàq yoon bi yëpp mbalit nawet nag nga buub ay tracteur à 5 mois des élections nga ne yaa ngi buub ay mbalit waaye farce la man li ma def biir Karang en tant que citoyen Karang jëte fi kii comme amul kenn ku dëkk Karang ku yoroo Karang ku juddoo Karang dëkk Karang bi mu yeewoo Karang ko def. mais xanaa si côté social la. waaw c'est social man tey social ak lépp
tey am na benn année boo xam ne car école bi zeng bi dafa naaw mais aussi dañu man maa ko defar man maa ko defar am na teen yoo xam ne man gas naa ko foofu si gas naa foofu teen may ko ay daara ay jàkk yoo xam ne dama ko motali naa ko gàmmu tey gàmmu bu am kaan lépp lu am kaan tey taw tudduñ ma amul. mais est-ce que loolu ngay def yëpp askan wi xam nañu ko ndax itam est-ce que ñu ngi fay naar bi xoromam aussi. non man askan bi xam nga yàlla bu xamee rek yàlla bu nammee rek day nekk xam nga tey mën na ma jàkkalee ma wax ma lu ñaaw karanke mënu ma wax lu ñaaw karanke mënu ma wax lu ñaaw ma xëy rek te yaakaar naa ne élection yi ñu ngi dem élection danañ xam ne askan bi yëg nañ ko la yëguñ ko waaye waxuñ duñu wax dara mais sant yàlla di ñaan yàlla talal suñu loxo yàlla rek yàlla defal ñu lu duñ ci. alors dañu génn tuuti ñëwaat temps yi ne amoon na jafe-jafe boo amoon si ñi nga xam ne say wujje lañ muy parti bi nga xam ne moom mooy parti mouvance présidence muy ñi bokk si Macky Sall lu toll ak 13 communes yoo xam ne maire ya fa nekk ñoom ak ki nga xam ne moom moo nekk Abdou Latif Coulibaly àndatuñu ndax nag Latif mu nga ànd ak Pape Dianko le maire de Toubacouta ñee nag nee nañ fu ñu yëkkatee daal jox mandat bi Latif même bu ko président joxee mandat bi ñoom dañuy seeti beneen parti ànd ak ñoom mais Latif du leen jiite est-ce que loolu yéen da ngeen si profité wala da ngeen toog di leen di seetaan. waaw xam nga ñun maanaam bu wëree kër jàmbur mu ngi lakk nga war fa dem sotti ndox boo fa àggee dañu mel nga sotti ndox da ngay màndu da ngay màndu la ma la dee sa fay la bënoo des autres ñoom gëmuñ li ñuy def sax gëmuñ ko. ah bon waaw gëmuñ ko man ba preuve contraire gëmuñ li ñuy def xam nga loolu intérêt ko lan te parce que léegi boo jëlee 14 mai dem signé référendum mooy mémorandum yow 14 mai yooyu est-ce que liggéey nañ seen est-ce que ñoom mën nañu drainer ay nit pour jàppale diw boo jëlee Latif Coulibaly tey dafa war dem retraite politique. ah lu tax. non dafa sonn Latif Abdoulaye Wade Latif Macky Sall je pense que est-ce que laalu Abdou Diouf si jamono Abdou Diouf depuis kenn mu ngi liggéey ndax liggéey maintenant lu mu amul dootu ko amati. ah mairie Sokone la bëgg de. non moom te ñi ànd ak moom nee nañ dinañ ko jot incha allah. non mairie Sokone la bëgg pour maintenir sama tamit nag boo amulee yenn base yi tamit am na nomination dina ko defal donc ñoom liggéey lu ñu dëkk bi seen bopp lañu liggéeyal parce que dama wax benn affaire bu leer mooy maanaam man en tant que Ibrahima Sané ma nekk opposition nekk dans le privé man su ma gañee mairie bi du ma am promotion ci état su ma gañoon mairie bi kenn du ma dàq mais ñoom ñi ñu nommé suñu échecgee seen élection bi ñu demee mairie pour président def échec dañuy dàq bu nga nekk boo gañee nag da ngay am promotion mais nag la dafa war a séddee nag formé la nouvelle génération teg leen fa waaw moom ak mbay yëpp dañoo war a séddee parce que c'est des vieux il y a des jeunes des jeunes qui sont capables de le faire même Badara Diom sama xarit mun naa Simon est là pour ne citer que ces deux personnes là ñoom ni ko waxee kii l'entrepreneur qui est à Foundiougne ni ko ne Kéemaxo c'est des jeunes ñu jóg donc parti bi dafa war a réunir parti bi mais lépp nag am na ñu bëri maire yu bëri amuñ dara bu ñu nee nañ dem ci mbay pour souscrire de l'argent rek nga dem ci Latif pour mu ne pour nomination loolu du objectif loolu baaxul dañuy toog ñoom it ñu waxante dëgg ñoo xam ne kenn la ñuy jox mandat bi léegi bu fekkee ne yaa ngi gëmloo nit ñi ne yow mais bu joxe kële mandat bi da nga dem ak programme ne dama ànd ak kële boo dee dama ànd ak kële yow gëmloo ko sa bopp nga gëm ma ne ku suy topp lu Macky Sall wax ñu wax kenn man loolu ma leer la cela de père à carne aussi la même chose ñii nekk naan mais ñoom xam nañ ne Gomis dañuy jox mandat soit dañuy ànd ak Gomis wala ñu bañ a ànd ak Gomis mais nag muy xet di saaga Gomis suba ba jënd bi soo ba pare ñëw ne ñu ne dañu ànd ñuy tourné ba yoo xam ne ana population 40 defuñ na jour ba ñoom dañu ne buñ demoon na xanaa dañ ñëw tourné ñëw si keneen ñu ngi leen di xaar alors tey président de la République bokk si région de Fatick
yow nga bokk ci région de Fatick département de Foundiougne nekk ci ay jafe-jafe yu bëree bëri boo seetloo sax ci wàllu nomination bëriwul ay postes yoo xam ne am nañ fa poste de responsabilité boo jëlee tey Latif yeneen poste amul fa en plus ci wàllu réalisation ndax li président waroon a def ci département bi def na ko ak lan moo ci des loo xam ne ëllëg bu ngeen yegsee da ngeen ko def. mais balaa nga mu def ci département mais région Fatick bu mu dëkk nag. non Fatick def na fa. lan la fa def. ah non Fatick changé na léegi. lan la changé. am nañ ndox mu neex. ban ndox mu neex soo mu jeex de du fu ñu am fu ñu ñaata weer rek nii amuñ ndox mu neex te moom fu ñu ne jàngi fa la dalee baas yi nañu wax ne dëgg gis nga nit ki bu fekkee da ngaa jege un responsable jege un leader dee ko wax dëgg yow boo ñëwee nga fexe sa poche rek fàtte dëkk bi xam nga boo gisee nomewul fu ñun suñu ak fu ñu la. ci naka. xam nga par exemple boo xeetee yow ku muy wax ne moom titre foncier am la day ne titre foncier la mooy ma def ma naka dañ ma woteel man fooy Macky Sall ñoo jàngandoo wala Macky Sall ñoom loolu la ñun na ko waaye toog naa Macky Sall mais Latif Coulibaly moo war a orienté département bi au moins moom jiitu na si ñi si la les grandes haute hiérarchie de l'État dafa war a xool boppam xool askan bi par exemple tey moo jox exemple bu ndaw man Latif musuma la rencontré par exemple musuma la rencontré est-ce que man su ma yëngu monsieur ak social ministre dëkk bi moom fekk na dugg na département bi même bu ma nekk au pouvoir war na ma mën a déglu am na wala amul war na ma mën a déglu mais da ngay nekk ay nit yoo xam dañuy ne diw nii te ñu ngi ànd ñoom ne suba lay comprendre ñoom ñaar ñëpp suba la ñuy comprendre te dafa daw ba fekk muy ko ne noonu la ñuy demee ba xanaa ñu changé lañu dem waaw xanaa ñu changé lañu dem mais léegi bu changé moom ñu duñ mos a baax la léegi nag ku nekk na sa gox la jéem a góorgóorlu sa gox man loolu moom a ñor léegi te commune bi lay communal bi lay nekk yéen a si concentré si communal ay département bi fu ñu yoon fu ñu toll nii dama def suspendre ba communal bi jeex lépp sama yëngu si dama suspendre lépp sama yëngu si département bi sama commune la kii. d'accord est-ce que am nga yaakaar élection yi dana am. am naa yaakaar de comme def na tournée. waaw mais feebar baa ngi fi. waaw ban feebar dafa mu dem tournée. mu defee tournée la européen ñu ngi am feebar te ñu ngi def élection loolu ni ñu ko caaxaanee daal France baaxul. na bu deful élection yi na dindi maire yi seen place. maire yi sax man bu ma nekkoon maire sax du ma présenté def nga 2 ans def nga 2 mandats nga wute di encore 2 mandats boo xam ne wotal ñu la beneen mandat beneen bi ko ñaar 5 ans yoo lay ñu ngi si ñaata année fu ñu ngi profité di yàq di dagg suuf bi di def rek mais yàlla baax na am na ñaan yàlla bu ñu daanoo rek. alors foofu la ñuy duggee ndax foofu noonu si Karang problème foncier amul fa ndax nag boo seetloo foncier. pour nga yàq suuf jàmm ngay tiré suuf jàmm dafay bëri loolu moo dal maire yi bëri parce que yow sa baax bu fekkoon ne moom dafa am samp suuf dëkk bu nga nekk doo ko foyee te ñu ngi def loo xam ne loolu daal dañ koy tëj parce que ci kanam daal. d'accord alors am na lu ñu doon dégg ci suuf xaw ma nag yow nan nga ko dundee woon muy seen président muy Malick Gakou dafay waaj a fekki le président de la République muy Macky Sall bi nga déggee information boobu noonu gëm nga ko wala. ndax xam nga man du ma déglu information maanaam kan moom ne su ma leader moo ma ñor comme am na accès mën a wax ak moom man moo ma ñor comme moom ubbil gémmiñ damay dem ci Macky Sall man aw ma dara lu ma si tontu te yaakaar na ne moom ambition bu mu am yaakaar na ma ne ma si xelam de ku nekk na nit rek la mais am na yëqin ne moom loolu bokk si. nga yaakaar ne li yóbbu Idrissa Seck yóbbuwut leen. non ana Idrissa Seck la ko dégg loolu leçon la da nga dégg Idrissa Seck te pourtant Idrissa Seck man maa ko campagne woon Karang. yaa ko campagne lool. maa ko représenté woon Karang maa ko mu am Karang maa ko may sans moyen sama alal laa jël dugg à cause de Gakou consigne parti laa topp mais avec dem si biir gouvernement moom nekkul consigne parti moom. est-ce que bu démb doon tey da nga ko def. comme. maanaam ni nga dimbale woon Idrissa Seck tey. moom pare naa si mbirum sincèrement xam nga lu gën a rafet si doomu aadama mooy doomu aadama jàppale nga woo nga envoyé ko message ne ko géej gi naa la nga def loolu doy balaa ngay dem moom mun na dem te parce que mun na ko kii def demul suma parti
mais coalition moom àndal au moins woon na leen yëgal mais ku yëgalul parti bu ñu yëgal keneen et comme Mburok Sow la ñun mën a kaani lañ. alors comme Mburok Sow la excusez-moi ñun Mburok Kaane lañu ki nga xam ne nag moo ko wax muy Ibrahima Sané bokk ci grand parti nekk ci dëkk boobu ñuy woowee commune bu Karang Poste nekk candidat aussi maire bu Karang mais aussi mu yëngatu ci wàllu social di dimbale jeunesse bi ci lu bëri bëri ñu gëjoon koo dégg loolu moo tax tey Sokone TV ñëw ànd ak yéen en live ñi nga xam ne dégguñ ko woon xam programme am ci li mu jëm expliquer na leen lu bëri bëri ñu bëri aussi bokk nañ ci ñi nga xam ne maanaam du mooy nañ ko jox loxo ñeneen loolu yëpp ñëwees na ci ñu ñëw aussi li nga xam ne aussi moom moo nekk commune bu Karang ba léegi tey monsieur Sané mi nga xam ne moom moo toogoon ne bëgg na Karang mi nga xam ne aussi itam Karang jaral na ko lu nekk na nga ko téye woon démb barki démb di koy wax ak askan wi noonu nga ko téye ba tey wala da nga ko téye bu yem. su ma naree téye bee ma bàyyi. boo naree téye. bu ma ko naree téye bu yem ma bàyyi man du ma kakkatal man sama objectif bu soobee dama koy atteindre man je suis un leader je suis un opposant je ne m'oppose pas pour opposer yàlla def na bu commune Karang bu maire bi jàllee mosuma taxaw di ko sànni xeer la ma ko waxoon mooy rek man boo liggéey man sa soldat la ndax bu monsieur le maire bu liggéeyoon Karang ma nekk man maa koy campagne mu demoon nekk mu nekkat maire mais yaakaar naa ne moom xam ne moom si boo xam ne liggéeyul dara loo ko xam ne si de maa ngi si woon ne non te loolu du continuer. en tout cas jigéen ñi gis nañ seen bopp les financements ak formation si transformation yu bëri ah. ban transformation. ah ñu ngi jéem a defar les kii la ay dugub ak yooyu. ñooñu Kajoor la ñooñu association Joolaay la. moom formation mais moom bokk na si ñu leen jàppale. mosu leen jàppale. ah bon. déedéet ñooñu am nañ ci partenaire fii bu ñëw pour tabaxal leen ñu dem demandé ko pour mu jox leen terrain mu indi këll yow ñi ñoo defatee mu ne leen non dama leen jox terrain pour toute la population non ñi ñoo amee seen association mais buñ ma ooyee man dama leen may terrain. ah yàlla may terrain. man maa leen may terrain fii écran laa nekk man maa leen may terrain. mais terrain boobu nga leen di may pour lan. dañu abal kër bu ñuy defee seen transformation day fekk partenaire bi am nañ partenaire bi da war a ñëw tabaxal loolu moo tax ma leen di may ba yëgu ma ko ma ne fekk partenaire yi dellu ne léegi nag man nag bu ma jëlee mairie bi incha allah danaa leen tabaxal. am nga yaakaar ne da nga jël mairie bi. incha allah. alors sa diggante aussi ak yenn si ñi nga xam ne ñu ngi fay yëngatu si politique ndax nag gis nañ koo xam ne moom toujours mu ngi si Facebook bi rek waaye nag ba léegi programme am leeragul muy monsieur Diallo ak Abdourahmane Diallo ak Ousmane Ndiaye le jeune Ousmane Ndiaye aussi ñooñu ñëpp seen diggante nu mel. waaw Ousmane Ndiaye nag man dama yéex a yëg mbiram mooy man mënu ma si sori parce que Ousmane Ndiaye tey buy poté man maa tax mu nekk politicien pour Karang man maa ko njëkk a investir si liste fans pour mu nekk conseil il y avait 2 conseils au niveau de moom ak Lati de Karamba ñoom nag dañuy xëy tamit dem ci gis man changement mooy maanaam boo nekkee woon booy def doo ma tàggu sax. waaw mais lan moo est-ce que nekkul si yow la le fait que nga formé ay nit ànd ak ñoom ñu jékki-jékki rek xëy rek bàyyi. waaw xam nga maanaam fekkee si man bu ñu génne dañuy def déclaration mais xam nga gis nga day génne mooy la diw nii la ma def am na wala amoon. mais musul am man sama gannaaw balal Karang amul kenn ku mu mën a def xëy na yàlla mbir bi moo ñëwagul rek mais nag c'est déjà dañu ambitieux bon moo Ousmane ne mënu ma si sori mais Abdou Diallo mën naa si sori tuuti parce que sama doom la suma xarit la sama xarit la parce que mbir bi nekkul mën ak Abdou Diallo mbir bi mën ak papam la bon c'est donc boo vraiment mun nañ ko nangul lu mu bëgg parce que depuis bu nekkee Russie la déclaré wu te boo xoolee moom bii mooy deuxième élection bi mu dem jeunes yi taxaw yëpp moom moo taxaw moom moo tax jeunes yi da yëngatu. mais moom politiquement est-ce que xam na fi muy teg tànkam. waaw xam nga ndax tey mu nga ànd ak Cheikh Tidiane Gadio suba mu nga ànd ak kee. waaw dama am respect ci moom quoi moo tax boobu du ma si mën a sori daal xëy na gis-gisam xam nga doomu aadama da nga koy bàyyi mu dem bu fekkee damay conseil di def loolu mais xam nga nit ki bu demee dana xamul boppam du noonu xoolal biir affaire bu mu dem dugg sax boppam ah
amul problème du am foofu problème bu am procès ak yam ñoom ñoo ko dalal ci suuf bu ñu demee recevoir Macky Sall fële Toubacouta xoolal ni ñu ko jéem a humilier. wax dëgg naa foofu dañ ko humilier est-ce que jàppuñ ko sax ah. waaye non mënoo nekk ay frère ñu ne ay frère ngeen ne koy def benn pare ngeen defal loolu kon yéen askan bi taxu leen jóg. mais il est ambitieux xëy na nu mu koy defee peut-être moo xale la mais nag ça certifie waaw. man sama diggante nag Kaarang na man opposition bi laa te tey bu soobee yàlla képp kuy opposant Kaarang on va se coaliser yàlla PASTEF yàlla PDS même waa APR ñoo xam ne bëgg nañ ñëw xam ne liggéey bi fii la ñëpp daal la ñu nox képp kuy yeewoo Kaarang ñun woo nañ la te nag da ngay jëlee lu kenn mësul gis bu soobee yàlla parce que benn wax nañ loo xam ne taxaw nañ man bàyyi naa politique ba ma duggee Kaarang ba lay déggatoo kenn yëngatu parce que foofu kenn ku bëgg a jël dëkk ngay wax lu dëgg loolu kooku dina jël dëkk te boo jëlee dëkk si fenn da ngay jëlee dëkk di continuer man je vis Kaarang je respire Kaarang je mourrai Kaarang Kaarang laa juddoo fa laa yaroo te ña fas yéene yàlla te moo génne am na ne ma rof Kaarang man lépp lu ma bu ma amulee dërëm sax te Kaarang développé man d'accord la et population Kaarang yëpp ñoom buñ dégloo danañ xam ku ñuy wax kan la. mais monsieur Sané est-ce que léeg-léeg ñenn si sa xarit wala si sa famille duñ jàpp sa loxo ne la arrêté li ngay def parce que gis nañ ne bon si département bu Foundiougne mooy si biir Foundiougne ci boppam ak Nioro Alassane Tall yeneen commune amul commune boo xam ne tey jii nii doo yëkkati sa alal di fay def socialement di jàppale ay doomi aadama biir gàmmo yi foo dem Ibrahima Sané est-ce que léeg-léeg aussi itam doy fàtte sa famille si joxe bi. non ba da nga ñëw nga sama kër. di ñëw nga gis nga sama kër gis nga sama famille boo demee Kaarang ma sama famille man Kaarang man Dakar fii suñu dëkk Casamance man seen gàmm man may seen pare je suis le parrain principal ñun samay mbokk lañ ñëw du sama famille boo ñëwee Kaarang joolaay foofu may seen parrain principal soose yi yëpp loolu xam nga xaalis bu nga yor suba yàlla da la koy laaj fan ko jëlee ak fan ko dugal te xam nga par exemple si gàmm yooyu ne boo ñëwee doon laaj amatul foofu non loolu dérangé loolu moom ma yëkkati parce que ku defar dara doo am dara waaw mais sama famille moom maa ngi yor lu leen yoree. d'accord alors tey monsieur Sané ban leçon ngay jox ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu si politique ban conseil nga leen koy jox ndax nag politique tey jii nii ñu ngi xool ne li si gën a bëri da ngay ànd ak nit ki si ngor ak teranga mais aussi boo demee ba nga xam ne rek seen diggante poste bi dugatul si maanaam loxo bi dugatul si poste bi génn joxe rek. nga bàyyi ko fa dem feneen lan ngay wax jeunes yi nga xam ne ñu ngi lay suivre te ëllëg ñu bëgg a sori si politique. waaw politique bi daal maanaam ku si bëgg a réussir mooy da nga patient benn deuxièmement ku si bëgg a réussir mooy da ngay def na yàlla rek a tax ñaar ku si réussir da nga bàyyi truand la nga mën a am la nga am nga mën a joxe ngay wax dëgg mais man mënoon naa di wax loo xam ne nit ñi dañ ci am yaakaar te du dëggu si man mais dama am njaboot il faut toujours sóoraale vaar dafa am léegi vaar amatoon nga ñëw nga léegi vaar dafa am kon lépp lu ngay def rek nag nga sóor sa bopp sóor sa njaboot jeunes yi daal moo leen mooy ñu doon benn ñu am même objectif parce que gox bu ne xam nga la ngeen soxla foofu ngeen doon benn les diplômés ñu jëm a yëg si kaw les moins diplômés ñu xool ni ñu def mën a def am na dëkk bi la ñëm jël xool ñu def les deuxième mooy patience ak dëggu respecté nit ñi xam fa ngay waxee parce que wax dafa jafe man du ma wax mukk ba nit wax na ba li nga wax bi du noonu. loolu moom sant naa si yàlla. alors monsieur Sané li si gën a bëri si yéen da ngeen di topp rek di dem si terrain bi di joxe di fàtte seen militants yi nga xam ne amuñu ay këyit ndax nag jamono yéenee am na benn ndaje bu ma demoon ba ñu demee le maire de la commune de Nioro Alassane Tall am ñu ko fa posé ay questions ne dañuy ñëw di soxla résidence mu bañ leen ko jox bu njëkk da nga doon ñëw rek ñu jox la waaye léegi nee na moom moo koy signéel boppam moo koy téyeel boppam ndax nag def si am ay cas yu bëri ndax yéen si commune ba wala si département ba amu leen ay jafe-jafe ñoo xam ne dañoo yore ay kayit duggaguñ ci liste yi ba léegi. waaw Kaarang ne jotaguma coow boobu noonu waaw jotaguma coow boobu noonu benn affaire bu ma déploré rek mooy
commission bu ñëw Toubacouta war a def quarantaine nit ñi man dama fay xam nga man damay dimbale nit ñi am na benn oto ba ay 33 personnes yoo xam ne ñu dugg oto ñëw Toubacouta pour ñoom ñoo fa jiitu parce que benn cas Samba Gueye moo leen fa jiitu ñoom ñuy dese ñoo bind mais ba léegi rek bind ba léegi jëluñu ba dem ñibbi noonu. dañoo dem foofu noonu pour ut carte d'identité. Ok. te ñoom bu dee da nga premier arrivé premier servi. benn cas Samba Gueye moo leen fa ñu dañuy bind yëpp mais ba léegi dugg war parce que yaa am na des gars de jàppal ma jàpp ñëw nañ fa ñeneen ñëw nañ fa mais yaakaar naa même bu fekkee da ngay politique bul xoolee kii sama président fi affaire kayit yow da nga bëgg a nekk maire da nga bëgg a def parce que boo nekkee da nga war a am seen population dañu war a am ay kayit parce que fu ne ne ñu ñuy déposé nii mënuñ fexe ba wote parce que délai bu candidat di gën na fekk commission bi jeex mais ne serait-ce que commune bi seen population ñoo am ay pièces d'identité yaa may ko yow boo ñëwee ba ngay dugal indi bu nga indi nga xam ne ñi waa Karale war nga leen mën a dugal parce que yéen day wëlbatiku man mën naa dem ba benn jamono ma retiré au politique te ñooñu ñu ngi leen dimbale ñu ngi doon àndal ñu ngi leen dimbale ñoom mën nañu ñëw ànd ak yow mais am na yow boo leen defee noonu dañ la koy jàppee ba suba man avant élection président bi ñu defa révision bi ñu defoon noonu j'ai fait plus de 7 budgets yoo xam ne yóbbu naa ko fu ñu am quarantaine xam nga su may militant parce que bu ñooñu rek buñ ma wotoon ma gañe mais man sama aussi dama atteindre mooy maanaam 40 ñu am ay pièces te loolu lay dox ba léegi même affaire bu jeexee damay continuer di dem di ut li ma leen déposer les carte d'identité parce que boo amulee carte d'identité sax doo mënu am nationalité am na ñu ngi fa ba léegi ñu ngi may amul ay carte d'identité te boo amulee carte d'identité doo am yenn soxla xale yi ñu ngi dem war a carte d'identité da ngay yóbbu di commencé ramasse nit ñi yow boo amulee carte d'identité ñu ramasse donc loolu yëpp sama priorité la man sama priorité sama dafa bokk sama bay programme même ma jël mairie je vais continuer à faire déposer les gens leur carte d'identité ma am ay carte d'identité kooku dafa war a dafay bokk sama programme déjà dafa bokk tamit sama programme xale yi nekk Kaaràn te amul kayitu juddu loolu suma programme la parce que xale yi dem ba ay CM2 di dem ñu seen kayit yi baaxul ñu leen def loolu rafetlu te ñoom c'est mën nañ nekk ay ministre lañ wala ay loolu nag waaw kuy dimbal social daal loolu la daal. alors président ñu ñëw si li nga xam ne nag moom moo nekk mbas mi di coronavirus depuis biñ commencé ba léegi mu indi ay jafe-jafe si réew mi économie bi taxaw activité yu bëri ñu arrêté ko tey lan ngay wax sénégalais yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. waaw xam nga maanaam rek ñun ñii Sénégal yi may seetaan ne ñu doon yokku ñaan di julli di yokku ñaan di moytu comme dañoo digal ñu moytu sóoraale lu bëri suñu xol yi ànd xam nga ne xam ne ay mbugal la yoo xam ne man dama gëm ne ay mbugal la. dama gëm ne ay mbugal la parce que Sénégal bi daal mooy loolu daal fi toll mooy loolu nga ñu fii taw na fii taw c'est un peu difficile nañu bàyyi di politiser lépp diw ànduma moom rek bu amee si naqar rek na yàlla dee loolu baax man j'appelle Sénégalais ñu nekk autour de l'essentiel le président tamit yërëm nit ñi xam na ne nit ñi ñoo ko fi teg suñu sañ-sañ mooy mu réussir mais bii réussir la nit ki bu lay sotti ndox da nga war a war nañ jox cër nit ñi ñu ànd ak moom nañ jox cër nit ñi ñu ànd ak moom nañ jox cër nit ñi ku ne si gëm-gëm daal en tout cas man su ma génnee danaa génn dem soto mat dem liggéey ñit mais mbas bi moom laal lañu bu baax waaw ñu sûrement sur le plan de la pêche moom moo wax dëgg fa dëgg neex yàlla waaw laal lañu bu baax a baax a baax. D'accord alors monsieur Sané am na benn événement boo xam ne nit ñi dundoon nañ ko ci biir Sénégal mu nekk loo xam ne ñu bëri dañ ko ñaawlu le fait que ay xale génn commencé taal ay Auchan yàq ay ñu bëri seen liggéey yàqu ci ndax benn koo xam ne tey jii nii naa ne Ousmane Sonko bokk na ci ñi ko waral ak benn soxna suñ ko doon jiiñ Adji Sarr événement yooyu noonu yëpp nga toog sa kër en tant que aussi tam sénégalais nan nga dundee événement bi ak lan ngay wax sénégalais yu meles nii. waaw lu ma métti la lu ma déploré mais dafa am loo xam ne lu yëngal lu ko yëngal ko ëpp doole. lu yëngatu lu ne lu ko yëngal ëpp doole am nga dafa ñaaw te Sénégal depuis indépendance ba léegi tous les moyens sont bons pour éliminer benn leader affaire privée na yem si privé affaire privée ak préfet war si dugg ay néeg bi boo gisee loolu yëpp dëgg la affaire Sonko mu ngi si mais nit ñi dañoo sonn su ñu demee ci ay Auchan di jëli lekk
ba est-ce que gëm nga ne yow da ngay toog di caméra nii jour boobu fi jotee caméra est-ce que nga am jot def foofu. yaa yor sa liggéey. man personnellement man génnuma daw ma fekk dama demoon liggéey wax dëgg yàlla affaire bi mu ma fekk maa ngi liggéey yëngu ko sax mais lu ma métti la ñu xoolal beneen stratégie pour éliminer opposant mais dund yi dafa ñaaw bi jàllul te boobu ba léegi ñu ne dafa ndaw si dafa ëmb ba léegi gisaguñu doom bi. alors jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel Sokone TV ngeen àndal ba léegi tey jii nii monsieur Sané Sokone TV ñëw na jàkkaarloog yow ñu bëggoon rek nga def sa déclaration ci commune bu Karang wax ñi nga xam ne internet yi nga xam ne ñu ngi lay suivre pour l'instant ak ñi nga xam ne aussi itam pay dinañ la gën a déglu bu baax a baax ci commune bu Karang tey lan ngay xaar askan wi nan la fa war a taxawee ak lan nga namu pour commune bu Karang. lu ma namm commune Karang dafa bëri te dem comme mënuma ko suma programme mënuma ko dévoiler fu mu ne nii parce que avec tout le respect ma jox ñoo xam ne ñu ngi préparé pour def coalition donc bu ñu defee coalition def ko sama programme kese dañuy synthétiser programme yi pour ñu xool ñuy liggéey Karang donc nag ma xamal ne j'ai tendu la main à toute l'opposition sans parti pris ak tout qui aspire au développement de Karang ne maa ngi tàll loxo lu ñuy soxla Karang bëri na lu ñu war a defar Karang bëri na te yaakaar na ne yàlla nañuy jox ndam pour ñu mën a defar loolu. d'accord alors ñu ngi lay sant di lay gërëm noo gisee Sokone TV tey jii nii ñu gëjoon laa dégg lool bëggoon aussi nga wax ak askan wi yëpp ñu déplacé wu ñëw jël si la tey. waaw di leen di gërëm di leen di ñaanal mu ngi si kanam ak kanam ba ngeen am ay station yu mag a mag ñu mën a nekk département fu ñu ngay mën a embauché booy yi léegi ngeen dem parce que booy gis naa leen si bëri ñoo xam ne ñu ngi si site yi waa Sokone waa Karang boo si dara boo l'occasion ngeen oo xale yi ngeen boole ngeen mën a ubbi lu gën a bëri parce que am na benn groupe communication bu département fu ñuy yooyu war nañu ne xool parce que fan mu ngi ko def liggéey bu ak Thiam ak Cissé ñu ngi def foofu liggéey bu rafet rafet Mouhamed di leen au passage di leen nuyu di leen sant leen encouragé ne seen doom ne seen mag seen xarit moom mooy wax ak yéen di wax askan Karang nañuy taxaw nañu bàyyi ne suñu xamoon loolu jeex na léegi diw liggéeyul nañu abal ñu ñëw ñu suñu liggéeyul ñu abal ñeneen mais nag nañu doon benn ñu def ko si respect bañ a saagante bañ a ŋañante ku xam machine non violent nañu doon ñëpp ñu doon benn parce que si jàmm la développement di am si jàmm la lépp di am si jàmm la ñuy mayante jabar si jàmm la ñuy defante si jàmm la ñuy yéenante kon yàlla moomoon jàmm yàlla def si xool nañu jàmm ak salaam waa TV Sokone TV maa ngi leen sa surtout yow particulièrement ma Makere c'est pas la première fois ni la deuxième fois nga ñëw di ma rendre visite di waxtaan ak man maa ngi rafetlu loolu waaw maa ngi rafetlu loolu parce que bëgguma woon def interview avant boo xam ne man def ma suma coalition ba pare mais nag ma relation yow permettre na ma may la nga ñëw wax ak man maa ngi si gërëm di la sant avec plaisir na avec le cœur ouvert naa la ko dama jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel jërë ngeen jëf internet yi nga xam ne ñu ngi ñu toppoon aussi itam kooku ngeen jàkkaarloo Ibrahima Sané la tudd nekk ci grand parti bokk ci commune bu Karang Poste tey jii nii nag dégg ngeen ko ñu gëjoon ko dégg lool nag waaye itam politique bi lu muy yëngatu fi mu toog mu ngi fi toog rek mu nekk aussi itam koo xam ne foo dajeek moom dañuy wax ne maanaam nit ku social la nit kuy jàppale askan wi la loolu moom moo tax biñ ko gëjee dégg nag askan wi yëpp di ci wax lu nekk ay commentaires yu nekk ñu fexe nag Sokone TV ñëw jàkkaarloo moom jël ko mu wax tey ñëpp seetaan ko déglu ko jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant di leen di gërëm seen émission carte sur table lii la ñu Ibrahima Sané tegal ci table bi di sant ñëpp yow mi may seetaan aussi mun nga bokk ci émission bi Makayre Ndiaye la woon ci Sokone